mbokk téléspectateur yu ITV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte di dalal Marième Ba nekk contrôleur nekk tamit chef service bi amee wàllum communication ca DAP di direction de l'administration pénitentiaire lu waral lu sabab waxtaan bi mooy 2036 détenus yi nga xamante ni njiitu réew mi gracier na leen Marième Ba ñu lay dalal jàmm si plateau kennu askan wi. maa ngi lay fay El Hadj Malick di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di la gërëm également ci invitation bi di gërëm également suñu autorités yi nga xam ne ñoo ñu yebal fii tey ci émission bi pour ñu waxtaan. ok merci dañ xuus bu baax si waxtaan bi mais laata ñu fay àgg comme ni ñu ko baaxoo di defee dañuy déglu Abdoulaye Diouf Sarr nekk ministre de la santé et de l'action sociale mu ñëw tamit si coronavirus bi nga xamante ni ñëw defal ñu situation du jour. tey àjjuma 27 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi mu yóbbu woon Institut Pasteur si ñaar fukki examen ak ñeent fukk ak ñeent wax nañ ne fukk ak ñeent ñoo si positif si téeméer ak ñeent fukk ak ñeent si fukk ak ñeent yooyu 11 yi cas importé la mooy cas bu jóge bitim réew ñëw ñaar yi cas contact la yu ñu doon suivre ci contact yi benn bi nag transmission communautaire la ñu leen di yëgal ne si ñi ñu doon faj ci Touba am na ñaar ñu ci wër ba tey danañ leen génne ñi ñu hospitalisé Touba fii ci Dakar ak Ziguinchor ñu leen di yëgal ne ñi ngi am tan bu baax tey fii ci Sénégal bu ñu xaymee mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak ñeenti cas la ñu déclaré positif bu mbir mi commencé ba léegi ci téeméer ak fukk ak juróom ñeent yooyu ñu yëgal leen ne fukk ak benn yi wér nañ bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak juróom ñett ñoom ñoo nekk hospitalisation ba léegi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di demander population sénégalaise yépp ñu respecter bu baax conseil yi ñu leen di jox ak digal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a xeex jàngoro. alors Marième Ba Traoré ñoo ko déggandoo mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale tey jii Sénégal amaat yeneen fukki cas ak ñeent yi nga xamante ni feebar coronavirus moo leen dab te mu nekk ay cas positif ban xalaat nga ci am. waaw El Hadj Malick xalaat bi ma ci am mooy xalaatu bépp citoyen parce que déglu nañ ministre bi bu baax ma xam ne kenn ku nekk ma commencé ko ci man d'abord di ñaax sama bopp di ñaax askan wi ñu respecter mesure de prévention yi nga xamante ne teg nañ ko su ko defee feebar bi mën a dellu ginnaaw ñun ñëpp ñu am ci ndam maanaam ñëpp mucc ci parce que feebar bi quand même yéem na ñëpp mais ñu ñaan yàlla na ko yàlla en tout cas jeexal ci jàmm ak salaam. alors dañ gis démb njiitu réew mi président Macky Sall génne gracier 2036 détenus ñaari junni ak fanweer ak juróom-benn détenus mu nekk lu njëkk Sénégal. grâce yàgg na am. mais lim bu toll nii dafa mel ni mesure exceptionnelle la de. effectivement El Hadj Malick. contexte bi moo ko waral. contexte bi moo ko waral. waaw situation exceptionnelle comme on dit mesure exceptionnelle. contexte bi moo tax ñu am nombre bu élevé nii. parce que nekkul lu ñuy nëbb am nañ habitude di ko wax dañu bëgg aussi yenn kaso yi nga xam ne fees na ñu mën leen a wàññi loolu aussi daf ci am solo waaw moo tax mesure bi aussi dafa ñëw à son heure aussi par rapport ak contexte bi. te mesure bi Sénégal yëpp la soxal. waaw Sénégal bi yëpp la. alors si xayma. ban région moo si gën a ëpp Dakar fu si mel ni Rebeuss wala. waaw Dakar toujours mooy ëpp parce que Dakar booy xool moo ëpp établissement pénitentiaire donc ci Dakar am na 8 prisons. donc ku ne xam na ne Rebeuss moo ëpp donc Rebeuss moo ciy ëppale waaw camp pénal aussi ci lay bokk ñoom aussi ci kaso yi gën a mag la bokk. alors dañ gis yéen waa administration pénitentiaire ci contexte bi ñu toll nii muy coronavirus da ngeen jël ay matukaay dem ngeen sax ba suspendre li ñuy wax visite yi est-ce que mën nga ñëwaat ci disposition yi nga xamante ni autorités yi nga xamante ni ñoo nekk ci administration pénitentiaire jël nañ ko. waaw merci El Hadj Malick
dama bëggoon d'abord ñu jël en tout cas progressivement ñun ni ñu jëlee mesures yi. effectivement noonu lañ ko jëlee. voilà parce que doguma la ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi que ni su juróom waxtu tegalee fanweeri simili mën nañu woote si 33 824 88 06 ngir participer si débat bi bismillah. waaw mesures yi ni ñu ko jëlee mooy d'abord bi feebar bi en tout cas lawee comme on dit ci àdduna ni ñu ko déggee aussi au niveau du Sénégal à titre préventif d'abord ñun am nañ déjà une division médico-sociale donc am nañ ay médecins yu nekk ci administration pénitentiaire léegi médecin administration pénitentiaire boobu ak suñu kilifa le DAP donc ak en tout cas staffam yépp mu nekk genre comité boo xam ne dañ ciy waxtaan di ci gëstu di xool nu ñuy en tout cas jëlee suñuy matuwaay def nañ ay réunion d'abord réunion bu ñu jëkk a def mooy def note de service expliquer feebar bi nan la demee ci àdduna ak mesure préventive yi léegi tas ko ci kaso Sénégal yépp. kon yéen jotoo ngeen sensibiliser ñi nekk ci biir kaso yi. waaw dañu sensibiliser non seulement le personnel mais inviter aussi directeur établissement pénitentiaire yi ñu liiral détenu yi li mesure préventive yi wax ak li ci feebar bi ñu taf ko ci détention yépp bu ko defee ñun ñëpp ñu nekk au même titre en tout cas au même niveau d'information muy personnel bi muy détenu yi ñoom ñëpp ñu xam lan mooy coronavirus maladie bi. épidémie bi mais seen sensibilisation boobu. ak tamit nekkinu détenu yi. dina jafe lijjanti de. waaw mooy li ma la wax rek. toujours dina rek jafe lijjanti de Mariam Ba. waaw du ñuy jël toujours ay matuwaay. xam nga yemuñu ci loolu. ndax xam nañ ni kaso Sénégal nu muy bëree nit gis nañ ay chambre yoo xam ni téeméer doomu aadama ak lu teg moo fay nekk. waaw dafa nekk lu sensible li nga wax dëgg la kaso dafa sensible moo tax ñun aussi dañu anticiper à chaque moment ñun dañoo anticiper xaaruñu booy xool comme ni ma la ko expliquer bi ñu defee note de service expliquer feebar bi nu mu tëddee ak mesures préventives yi ñuy jël ba noppi yemuñu foofu avant le 8 mars direction administration pénitentiaire génne na note de service déjà luy manifestation ci 8 mars tere nañ ko yemuñu foofu parce que 8 mars da ngay gis dafay am ay association yoo xam dañuy jógee ci biti wala ay ONG ñëw ci prison yi même bu dul 8 mars donc loolu ñu suspendre ko jusqu'à nouvel ordre donc amatul autorisation d'accès ni pour les associations ay ONG ay étudiants chercheurs lépp dañ ko suspendre jusqu'à nouvel ordre loolu mooy wàll bi ñu jëkk jël bi ñu jógee ci loolu dañoo suspendre visite yi mais bi ñu suspendre visite yi moom amatu fa. waaw visite amatul mais nag dañu jël alternative lan la mooy téléphone wala. mooy téléphone détenu bu nekk au moins une fois par semaine da nga woote sa famille ñu jox leen numéro boo xam ne mun nañ ñu jot ñun aussi ñu laaj famille yi numéro boo xamante ne ni mun nañ leen ci jot. alors téléphone yi une fois par semaine. visite bi n'est-ce pas 2 fois la woon par semaine. waaw lu tax loolu lu tax ngeen tànn léegi téléphone bi nekk benn yoon te visite ñaari yoon la doon semaine bi. waaw mais xam nga dafay nekk da ngay xool am na prison yoo xam ne dañu mag donc une fois par semaine bu nee une fois par semaine mën na nekk une fois ba 2 fois bu dee prison yi ndaw yi peut-être du poser problème mais en tout cas lu ñuy digle au moins une fois moom par semaine détenu bu nekk mën na woo famille am waaw. noonu la ñuy def suñuy woote aussi garde bi day taxaw. waaw dañ koy censurer quand même waaw pour des raisons de sécurité aussi loolu mooy yoon bu ñuy wax aussi ñu xam li ñuy wax ak ñoom tam ñi leen di wax ñu xam li ñuy te yéen aussi da ngeen di jël numéro famille yi. waaw dañuy jël numéro famille di jokkoo ak ñoom soo leen soxlawee ngeen woo leen directement. effectivement. ok alors jëm si wàllum coronavirus. xam nga sànq wax naa la ko dina xaw a jafe lijjanti. nekk na lu sensible. si biir kaso yi. yenn disposition ngeen jël. à l'intérieur su weesoo sensibilisation bi ngir détenu yi ñu moytu feebar bi. d'accord bu weesoo mesure yooyu ma la wax sànq également xam nga. sensibilisation bi am na solo. waaw mais wàllum ñoom ñu fagaru. effectivement di jël ay gel ak. di raxasoog yooyu yan mesure ngeen si jël. mesure yi ñu jël am na mesure boo xamante ne lu mel ni plat yi léegi dootul dugg donc dañuy fexe ba nga xam ne dañuy améliorer le menu ba nga xamante ne ñoom soxlatuñu plat jóge ci biti. parce que kon amatul indi bool. non amatul indi bool loolu yëpp parce que pour ñun dañuy seet ñu leen gën a mën a aaree personnel bi également dañ leen a consigné. mais problème bi doguma la. mais est-ce que aussi yéen li ngeen di togg ci biir doy na. waaw doy na nee naa la booy xool en 2012 ñu ngi woon à 450 francs maanaam ration journalière bi la. boo xamante ne 450 francs la détenu bi am par jour. te léegi pour alimentation bi léegi 2020 ñu ngi ci 1152. exact donc problème mu lekk moom amuñu ko ci biir kaso yi waaw. wala sensibilisation bi su weesoo yenn disposition ngeen jël ndax am na ay gel ak yooyu. waaw loolu moom laa lay expliquer. ak tamit rang bi suñu yeewoo pour dem sangu ji. ndax kaso xam na ni ki su teelul yeewu du sangu. loolu am na wala.
bon du question bu teelul yeewu du sangu. rang bi day metti de. non. xam nga loo gis kaso yi par secteur la. oui. par secteur la mais chambre boo gis am na toilette am na salle de bain am na ndox aussi am na ci cour bi donc ñi nekk promenade ak yëpp loolu am nañ accès du problème mu ndox mooy poser problème pour sangu bi loolu posé wul problème. alors léegi disposition bi. est-ce que mën nga loolu daal vraiment maa ngi si xaar tontu ba léegi de. wàllum gel ak yooyu noonu am na fa. waaw loolu am na fa. nan ngeen ko tëralee. même avant disposition même bu dul affaire yu gel yi sax infirmier major boo gis ci benn établissement pénitentiaire suivre nañ ay formation par exemple ñi mel ni Dakar hôpital militaire bu Ouakam lañ leen formé ci maladie bi ba nga xam ne mesure d'hygiène yi dañ koy respecté wax naa la ko sànq am nañ division médico-sociale génne nañ ay notes de service yoo xamante ne dañu koy affiché ak yoo xamante ne ay message la buy expliquer yan mesure la ñu war a jël pour moytu feebar bi sur place également. exemple laa lay jox prison boo dugg wala lu mel ni direction administration pénitentiaire balaa kenn di dugg dañ la tegal thermoflash pour xool sa température donc loolu mesure de prévention aussi bu ñu fay am. à tout moment booy duggee dañ la koy defal muy man muy keneen waaw ci personnel bi loolu def nañ ko. alors gis nañ aussi ci seen jargon. li ñuy wax promenade. maanaam ñi nekk ci kaso bi am na waxtu boo xam ne ci jotee. dañuy amal pause mais yéen promenade ngeen koy tuddee. waaw. mais loolu xam nga groupe la daan doon. ak secteur bu nekk ndax xam na ni kaso day am ay secteur quartier n'est-ce pas. léegi noo leen ko organiser ba du am rassemblement. waaw tout le temps ñun dañuy fexe éviter rassemblement bi mooy lan au moins ñu bañ a dajaloo mais mu aéré parce que distance bi ñu wax mooy au moins 1 mètre entre ñaari nit te loolu ni ñu koy respecté mooy su groupe bi génnee ci suba beneen groupe génn ci ngoon. alternativement pour éviter aussi ñuy dajaloo. te bu njëkk na la daan demee la avant ñuy ñëw ci feebar coronavirus bi. secteur bu nekk day génn. day génn waaw te ñooy bu nekkee secteur waaw mais ñoom ñooy bokk benn cours. te léegi nii loolu amatul. non ça dépend ci établissement pénitentiaire yi. xam nga dafa am établissement pénitentiaire yoo xam dañu mag. waaw lu su mel ni Rebeuss par exemple suñu jëlee exemple Rebeuss ndax fii ku ni kaso Sénégal wala rawatina Ndakaaru Njaay sa xel dem ci maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. foofu est-ce que mënuñ defal état des lieux. waaw fu mel ni Rebeuss moom laa la expliqué léegi exemple boobu laa jëloon. suñu nee benn secteur donné ñii bu ñu génnee le matin ñii génn le soir bu ko defee nit yi bañ a bare ci secteur bi pour mu aérer waaw mesures yooyu jël nañ ko. alors gis nañ aussi ci seen décision bi. ci seen décision yi ngeen jël wala mesures yi nga xamante ni jël ngeen ko. gis nañ léegi mandat de dépôt yi amatul. léegi alternative yi ngeen teg est-ce que mën nga ci ñëwaat ci leeral suñu mbokk téléspectateurs yi. ak tamit pavillon spécial bu nekk la daan teg. gis nañ léegi élargir nañ ko est-ce que mën nga ci indi ay leeral. waaw week-end bi passé li ñuy wax prison Cap Manuel moom dañ ko vider complètement détenus yi fa nekkoon dañ leen fa jëlee yóbbu leen Sébikotane parce que Sébikotane am nañ fa prison bu am 400 places. yóbbu nañ leen foofu non tuutiwul non parce que pavillon amul Cap Manuel eggul 400. waaw mais Sébikotane tuuti na de. 400 tuutiwul. ay locaux yu bees la. waaw mais tuuti na de. non tuutiwul. baax na ñaari xam nga y a une maison de correction bu fa nekkoon d'abord. oui léegi yii dañ ko yokk 400 places yoo xam ne yu bees la yu fa nekk. te yooyu ñu nekkoon Cap Manuel. waaw ñoom ñu leen fa yóbbu. waaw ñoom ngeen yóbbu léegi soo tenir compte également ci grâce bi donc dootul xat. waaw dootul xat léegi foofu ñu góor ñi ñoo fay dem. ñi nga xam waaw mandat dépôt yu bees yi yu góor ñoom ñooy dem Cap Manuel léegi fa lañ leen di toog fa la ñuy toog du moins ñu def leen en observation ba ci kanam après ñu xool évolution bi su dara amul après ñu réintégrer Rebeuss wala en tout cas feneen fi ñu war a dem. alors ku ni pavillon spécial aussi sa xel daan dem si détenu boo xam ni. yaramam dafa jagadi. dëgg la wala tamit yaram bi sutante ñu yóbbu ko foofu. mais gis nañ ci feebar coronavirus. foofu tamit am na ay dispositions yoo leen fa jël. effectivement toujours si lancé boobu la rek xam nga góor ñi door a agsi mooy li ñuy wax mandat dépôt yi ñu góor ñi dañ leen a yóbbu Cap Manuel. léegi ñu jigéen ñi dafa am benn quartier des femmes boo xam ne mu ngi woon biir pavillon spécial mais kenn mosu ko utiliser léegi nag si week-end bi aussi. te foofu est-ce que sax jigéen daawoon na fa nekk. waaw jigéen daan na fa nekk waaw bu dee dafa feebar. fekkee dafa feebar waaw bu dee dafa feebar. mais comme kenn occupé wu ko léegi nag si leen jël mandat dépôt yu bees yi jigéen yóbbu leen foofu en attendant léegi pour une durée après nag léegi ñu door a réintégrer MAF. mais su weesoo Dakar. est-ce que aussi jël ngeen disposition yi ci région yi. waaw moom laa la wax sànq. xam nga Dakar fii
am ngeen alternative. lu si mel ni ñi nekkoon Cap Manuel. ngeen yóbbu leen si Bikotaan. waaw pavillon spécial aussi bi nekk la Dantec aussi jël ngeen si ay dispositions ñu nekk si région yi nag. waaw ñu nekk ci région yi même chose lay doon rek parce que toujours pour mën a jël arrivant yi mesure yu ñu jëloon mooy dañu envoyer note un message demander IRAP moom mooy coiffé par exemple prison yi nga xam ne moo nekk ci ressort am léegi moom day laaj directeur de prison yooyu demander leen à ce que ci chaque établissement pénitentiaire chaque prison mu aménager un local boo xam ne képp ku ñëw bees foofu ngay nekk loolu aussi jël nañ ko sànq wax naa la ko ñun dañoo anticiper donc progressivement waaw tooguñu di xaar daal waaw dañoo anticiper parce que comme on dit ñoom demuñu xam nga ñoom ñu ngi ci biir donc on suppose que li mën a ñëw rek je ne le souhaite pas si biti lay ñëwee donc pour ñu parer loolu moo tax ñu créer si prison bu nekk benn local boo xam ne képp ku ñëw bees foofu ngay toog ba benn diir après nga door a réintégrer locaux yeneen. alors yéen ñi nga xamante ni yéenay agent de l'administration pénitentiaire dañ seetlu ni aussi dañ leen confiner loolu ban état d'esprit la def si yéen. waaw li mu def ci ñun nous sommes des patriotes bu dul dara ni ko njiiti réew mi bëggee suñu kilifa yi bëgg ko suñu DAP bëgg ko en tant que citoyen ñun noonu la ñuy doxee donc mesure bu nit ñi teg ñun dañ leen ciy fekk parce que ñun suñu wàll dafa sensible ba tax na consigné nañ personnel bi ñu nekk sur place. kon les personnels bi kenn génnatul. non kenn génnatul. ñëpp ñu ngi ci prison yi ñëpp ñu ngi ci prison yi waaw. toog di liggéey respecter nag les mesures parce que comme ni nga wax balaa nga dugg ci prison déjà am na thermoflash di nga gis gel yi di nga gis savon liquide yi ñuy raxasoo ak yëpp toujours en tout cas pour respecter mesures yi. am na foofu mais chambre yi nag chambre yi détenu yi nekk. waaw foofu lan ngeen fa def. foofu lu ñu fa def. waaw. même chose que li ñuy def par exemple comme ci buntu chambre déjà ñoom am nañ seen toilette ci biir am na ndox am na lépp donc te am na ay chef de chambre waaw loolu laa bëggoon wax loolu tamit chef de chambre bi moo koy gérer. waaw moo koy gérer chef de chambre bi mu ngi fi am na aussi ku ñuy wax ci ñun le chef de cour kooku mooy gérer biir détention bi tout ce qui est propreté ak hygiène moom mooy responsabilité am la donc moom aussi daf siy veiller te am nañu aussi ay infirmerie ci biir prison bi comme ni ma la ko waxee tàggat nañ leen ci loolu suñu division médico-sociale tàggat na leen ci loolu parce que yóbbu na leen formation et chaque fois aussi ñu ngi tenir des réunions au niveau central mu nekk un comité boo xam ne chaque matin dañuy xool en fonction de l'évolution de la maladie ñu ciy waxtaan di seet yan jéego la ñuy teg pour gën a en tout cas dëgëral mesures yu ñu teg parce que xam nañu lu ñu yor dafa sensible. gis nañ aussi état au Sénégal dafa tere rassemblement bokk na ci. julli juma te gisoon nañ prison yi lu ci mel ni Rebeuss. amoon na juma. tey jii julli amu fa loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci. waaw mun naa ne lu jiitu loolu. est-ce que am teg ngeen leneen foofu. waaw lu ñu jëkk a teg xam nga wax naa la ko sànq. établissement pénitentiaire dafa am ay association wala ONG yoo xam ne ñooy ñëw nekk ay partenaires en tout cas di fa am ay di fa yëngatu di ñu jàppale ci volet social donc booy xool àjjuma bu nekk di nga gis ay imam yoo xam ne ñoo ñëw di leen di jiite julli donc dès lors que suspendre nañ autorisation d'accès yi c'est dire que kon loolu dootul am. muy benn ñaareel bi aussi comme dañuy tere dajaloo te prison aussi booy xool mën naa ne société bi en miniature la li ñëpp def aussi pour aar ñun aussi noonu la ñu war a def pour aar leen parce que contexte bi rek moo ko waral chambre yi day am dajaloo de. waaw dina am dajaloo mais mesures yu ma la wax déjà am nañ infirmière am nañ ay infirmiers major yu fa nekk. te chaque jour ñu ngi def seen liggéey. ñu ngi def seen liggéey quand on dit que par exemple kii bu amee bii température war na nekk lu suspect wala lu la jaaxal donc loolu aussi dañ ciy veiller loolu la daal. te julli bi aussi comme dañuy dajaloo ak yëpp te déjà amatul imam sax buy ñëw di leen di jiite donc dañuy éviter yooyu yëpp parce que lii luy jàll rek la comme on dit donc ñun aussi dañ ciy conformer wu. waaw parce que dañu sensible. alors à la date du 16 mars. 12 363 détenus. ñoo nekkoon Sénégal. muy condamné ak détenu provisoire. waaw dem président Macky Sall. gracié 2063. 2036 est-ce que 2036 plutôt. 2036 détenus. est-ce que tamit nekkul lu tuuti. soo ko comparé ak 12 363 détenus yi nga xamante ni. à la date du 16 mars ñoo nekkoon ci kaso yi. nga ne ndax lu tuuti. waaw est-ce que tuutiwul ba tey. c'est vrai mesure bi exceptionnelle la ndax 2036 yi est-ce que tamit ndawul. voilà. bon moi je trouve que xam nga pour ñu ne ndaw na wala ndawul. ndax contexte bi moo ko waral coronavirus bi. waaw xam nga daan nañ am loo xam ne mosul egg nii. effectivement donc su eggee lii dañuy xam ne am na jéego bu mag te aussi du grâce bi rek am na ay libération conditionnelle
am na ñoo xam ne dañ leen. mais lépp si 2036. non 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 ça voilà. n'a rien à voir. ça n'a rien à voir non non. donc 2036 yi. yooyu grâce la. waaw. léegi est-ce que mën nga ko détailler suñu mbokk téléspectateurs yi ndax léegi da nga expliquer am na si ay liberté. libération conditionnelle. waaw xam nga grâce yi président de la république moo ko signé démb tey ñu bàyyi leen démb ak en fonction du décret bi mu leen baal ok mais nag libération conditionnelle kooku moom beneen wàll la aussi am nañ ci ay libération ak ay LP aussi boo demee au niveau du tribunal aussi dinañ accorder ay LP tout ça pour désengorger voilà pour désengorger. mais statistique bi nag. libération conditionnelle statistique bi. nombre bi statistique bi ñaata la bon. soo la neexee nga wax ko de bismillah. mën nga ko wax. mën naa ko wax bi waaw bismillah. waaw am nañ ci daal peut-être une vingtaine ci semaine bi boo xamante ne ni donc demande yu ñu defoon la ñu am ay réponses mais toujours est-il que parce que y a une commission bu ñuy wax commission pénitentiaire consultative de l'aménagement des peines boo demee au niveau de chaque prison dafay am un comité bu mel noonu te JAP bi moo koy jiite donc da ciy liggéey ak waa prison bi pour ñu seet condamné yi nga xam ne ñoo ngi remplir conditions yi pour mën ko bénéficier wu ñu yóbbu ko au niveau de la chancellerie comme ça ñu xool son avis par rapport ak LC yooyu ñu proposé mais quand même loolu alternative la aussi pour wàññi kaso yi en dehors de la grâce mais li ñu mën a jàpp daal mooy aussi grâce bi moom lu exceptionnel la ndax contexte bi parce que moo suñu am nombre bu toll nii. léegi liberté provisoire yi nag. waaw liberté provisoire yi aussi kooku c'est au niveau du tribunal ñi nga xamante ne ñoo dem ñu àtte leen ñu may leen LP nga xam ne dañuy ñibbi donc dina aussi désengorger un peu prison yi dina wàññi waa nekkin si prison. alors jamono ji nga xamante ni dañ toll ci coronavirus dañ doon gis agent administration pénitentiaire yi seen liggéey bokk na ci. di indi ay détenus ci tribunal bu Ndakaaru ci cave bi léegi loolu amatul. waaw loolu amatul pour le moment. pour le moment léegi lan ngeen fa def. à la place waaw li ñu fa def mooy xam nga am nañ fa cave. waaw oui donc ñoom foofu la ñuy des mandat dépôt yi ñoom foofu la ñuy des. foofu la ñuy des waaw kon arrivant seen liggéey yéen a ngi koy def ba léegi foofu. waaw de tout dañ fa léegi mos su a leen am procureur dégluwee ñu am retour de parquet. wala ñu am aussi mandat de dépôt. foofu la ñuy toog. foofu nañuy toog. waaw léegi mais ñi am mandat de dépôt dañuy ñi dem xaar fële. seen jugement flagrant délit yi. oui waaw ñi nga xamante ne mais xam audience yi arrêté nañ ko. waaw léegi dama ni ñi nga xamante ne aussi dañ am mandat de dépôt. dañuy dem pavillon spécial. Ak wala Cap dañuy dem Manuel. Sébikotane non dañuy dem Cap Manuel ba pare. waaw léegi Sébikotane nag. non Sébikotane ñi nekkoon Cap Manuel ñoo fa dem donc léegi yu bees yi yëpp. waaw Cap Manuel Cap lañ Manuel lañ leen di yóbbu. voilà ok mais teewul seen liggéey yéen a ngi koy def daal. waaw ñoo ngi koy def. ñoo ngi koy def. waaw alors léegi chambre yi sànq aussi junj naa la aussi. chambre yi dañ doon seetlu day am rassemblement. waaw loolu dëgg la mais fépp mooy am rassemblement. comme on dit parce que tamit. mais su bëccëgee xam nga soo gisee may insister si wax googu. est-ce que disposition yu si war dëgg-dëgg yéen a ngi koy jël. waaw ñu ngi koy jël El Hadj Malick waxoon naa la ko sànq ñu ngi koy jël lu tax ñu ma wax la ne ñu ngi koy jël xam nga ñoom génnuñu ñoom déjà ñu ngi sur place donc ñoom ñoo ñu nekkee sur place je pense que je ne le sais pas luy ñëw aussi si biti lay ñëwee donc ñoom ñi fa nekk dañuy gën a renforcer mesures de sécurité yi donc le jour dañuy renforcer mesures de sécurité yi comme de nuit également dañ koy renforcer parce que am nañ ay produits d'hygiène yu doy am nañ aussi un chef de chambre qui est là peut-être su gisee loo xamante ne dalul xelam mu mun na attirer attention garde yi mën na attirer attention garde yi. wala ñu yóbbu ko infirmerie. waaw wala voilà major bi ñëw xool de quoi il s'agit mais en tout cas mesures yooyu yëpp ñu ngi koy jël donc peut-être la nuit du moins excusez-moi si lay am rassemblement parce que heure tëdd la mais du tere aussi dinañ jël suñu matuwaay aérer chambre yi xool nuñ koy en tout cas ak libération bi déjà dina tax chambre yi gën a feex waaw. alors sànq aussi da ngeen ni léegi. détenus yi ñoom ñooy woote téléphone. waaw ñoom ñooy woote. est-ce que lépp mat na pour détenus yëpp ku si bëgg woote. effectivement mat na te duñu fay dara. duñu fay dara non c'est gratuit. léegi nan ngeen organiser appel téléphonique yi une fois par semaine. waaw xam nga boo demee ci prison bu nekk dafa am li ñuy wax le service socio-éducatif. service socio-éducatif boobu moo yor lépp luy réinsertion te boo nee réinsertion da ngay wax maintien avec les liens familiaux. donc loolu la ñuy favoriser à travers ces appels service socio-éducatif boobu du benn nit rek moo fa nekk donc daf fay nekk ak staffam am na élément yu koy accompagner donc ñoom ñooy assurer loolu nga xamante ne directeur de prison bi daf ciy veiller parce que El Hadj Malick il faut que ñun tam ñu xam ne comme ni ma la ko waxee sànq li nekk ci biti mooy nekk ci biir problème bi ñëpp la soxal kon ñun daf ñu war a gën a soxal parce que dañ ñu dénk ay nit xam nga déjà tey nit ki nga ne ko amuloo visite
xam nga loolu rek déjà dafa metti déjà amuloo c'est liberté. vrai mën na leen travailler voilà seen état donc d'esprit loolu yëpp dañ leen beeg ci yooyu. préparer sensibiliser leen moo tax ñu jar a remercier leen les pensionnaires ak seeni famille également parce que nangu nañ mesures yooyu ñu jël yombalal ñu ko donc ñoom ñu jar a remercier leen te ci turu suñuy kilifa ak yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que vraiment adhéré nañ en tout cas ci mesures yu ñu jël yëpp jusque là te ñoom daal te ñu jàmbaar lañ waaw non ànd nañ ci te ñu leen si jàppale. waaw parce que tam comme on dit nous sommes des Sénégalais te ku ne xam na ne am na lu ñu yàlla may te macha allah loolu ñu ngi koy doxee ànd nañ ak dal te nangu nañ ko donc parce que ñoo ñu ko yombalal comme on dit voilà waaw moo tax ñu leen di gën a encourager comme on dit parce que ñu ngi ñaan yàlla li yàlla teggul ñu ko ak jàmm mais du tere ñu respecter kenn ku ci nekk en tout cas fa nga nekk def li la kilifa gi sant visite amatul mais dinañ def le tout ba ñuy woo seen famille di jokkoo ak ñoom bu ñu soxlaa ñu woo ñu bu ko defee du am benn problème. te woote bi journée bi rek lay doon. waaw journée bi waaw guddi bi moom xam nga tamit waaw guddi moom bokk si. waaw bokk ci waaw. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën nañ dugg si débat bi ñu woote si 33 824 88 06 ma fàttali ñu ngi dalal Marième Ba Traoré. madame Traoré Marième Ba nekk contrôleur chef donc du service de la communication bu DAP direction de l'administration pénitentiaire. alors visite contact yi tamit danañ ko arrêté. waaw dañ ko arrêté. au début doon nañ def fu mel ni prison yi nga xam ne am nañ parloir ñooñu ñuy def visite parce que parloir bi dafa am séparation. donc ak téléphone. voilà ndax dafa mel ne sax bokk na si aussi si seen. liggéey yi nga xamante ni administration pénitentiaire def nañ ko. gis nañ parloir yu fa nekk ndax mos naa fa dem sax gis parloir yi daal léegi parloir yi nan la fa tëddee noonu. yooyu am na Louga aussi am na. mais xam nga le problème foofu nekkul problème déjà parce que amul contact. mais aussi dañ daan séparation la am voilà séparation mais dañ daan veiller à ce que aussi visiteurs yi nga xam ne dañuy xaar ci biti aussi ñooñu aussi dañ leen daan canaliser ñu respecter normes yi. par rapport ak mesures d'hygiène yi ñu war a jël. am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo. salaamaaleykum. wàññil télé bi. salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw El Hadj Malick. alhamdulilah bisimilah kookal la. ñu ngi leen ziar. dolli ziar. alhamdulilah. tur bi foo ñu woowee. Ahmadou Waxtaan Diaw Grand Dakar. bisimilah anu waa Grand Dakar. ñoo ngi ñaanal Sénégal bi yëpp. amiin. lu ñuy wax mbas mi gaaw ci jógee. tamit suñu mbokk yi nekk ci kata yi. ko dégg guñu fa kaa ci ñaan yàlla bañ ko dugal benn kaa. ñuy laajte gan gi ne suñ ko. allo xoolal da ngay wàññi télé bi su ko defee déggit bi gën a jàpp ni wàññil télé bu baax. génn naa télé bi. waaw bisimilah. waaw mais dañuy laaj même suñ fi gisoon benn kaa nan nañ koy taxawee nan nañ leen taxawoo maa xam ne du law ba si ñëpp en kat ko wax dañ yooyu. waaw loolu ñoo ngi koy laaj. ok jërëjëf. tamit aussi di ñaanal ñëpp tamit di wax nit ñi tamit ñu gën a jàkkee suñ benn jàkka di noddu. est-ce que léegi gouvernement mënul wax jàkkee di noddu par heure yi pour nit ñi di xam heure yi julli yi. donte leen nga xam ci gën a bàyyi xel. incha allah. mais. ok jërëjëf. dégg nga question am bi. waa dégg naa madame Traoré dégg naa téléspectateur bi lu mu laajte laaj na lu am solo. parce que loolu mooy tamit waral suñu mesures yi ñu jël am na ci solo. effectivement. waaw waxoon naa la ko sànq am na note yu bëri message yu bëri yoo xam ne dañ ko def yónnee ko ci prison bu nekk ba nga xamante ne ni dañuy veiller à ce que loolu am donc comme ni mu ko waxee boo amee cas bu suspect li ngay jëkk balaa cas bu suspect sax di am da ngay jëkk a créer un site d'isolement léegi bu cas suspect amee wala cas confirmé je ne le souhaite pas wala cas par contact am na contrôle interrogatoire ak visite systématique buy am bu nekkee ne nag cas bu suspect la da nga koy déjà isolé ba pare. voilà jox ko masque chirurgical interroger ko mais tout en respectant la distance muy 1 mètre yi ñuy wax léegi su nekkee ne yow am nga ci suspicion comme on dit nga lancer alerte district bu la gën a jege wala nga woote ci numéro yi bi nga xamante ne moom la suñu médecin chef administration pénitentiaire kooku ngay woo moom soo ko woowee dina la orienter bu loolu weesoo dañuy woo service d'hygiène mu ñëw désinfecter site d'isolement bi bu dee cas confirmé la donc mesure yooyu yëpp en tout cas teg nañ ko
formé nañ ci major établissement pénitentiaire yi ba pare lii nii dañ ko jël diffuser ko largement ci prison yépp si 37 établissement yépp ci Sénégal loolu moom def nañ ko bu yàgg sax. am na solo am na ku nekk si ligne bi allo allo wàññi télé bi wàññi télé bi. wàññi télé bi allo. 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 bismillah. waaw ça va gannaaw na nga def. alhamdulilah. ça va bien merci. bon de passage maa ngi nuyu lieutenant boobu trop contrôleur bi. madame Traoré Mariam Ba voilà gis nañ ko madame Traoré vraiment kontaan nañ trop si li muy def. vraiment elle est en train d'abattre un bon travail. ñëpp xam nañ ko léegi benn question. waaw. parce que duñu ni président. concernant grâce présidentielle. concernant. grâce bi. waaw. waaw léegi dama ko bëggoon a laaj ba xam est-ce que réellement les gens là yi les criminels. allo déggun la de laaj bi daf mel day dagg allo. dama ko bëggoon laaj ba xam détenu yi jàll chambre la bokk. chambre. criminel. waaw ñu ngi waaw loolu la bëggoon si wala bokkuñu si. ok jërëjëf. voilà. merci. merci beaucoup. madame Traoré bismillah ne ndax ñi nga xamante ni 2036. yu ñu gracier. ndax am na si ñoo xamante ni chambre criminelle jotoon na leen daal bokk nañ si daal. waaw loolu du ci ñàkk xam nga lu tax grâce dafa am ay conditions donc conditions yu mu laaj ñun dañ koy respecter door a def proposition yi même bu la chambre criminelle en tout cas condamné comme on dit yow am nga droit même individuellement bi demander grâce au président de la République individuellement parce que aussi dafa am ay rubriques yoo xamante ne ou en tout cas ay infractions yoo xam ne bokkuñu ci bu dee message bi dafa ne lii lay tere ñun duñu proposer loolu mais li nga xamante ne ni moom am nga ci droit bu la neexee nga bind président de la République individuellement à défaut comme 4 avril nii parce que grâce bi 4 avril la waroon génn mu nekk une grâce collective su nekkee ne tam chambre criminelle moo la condamné te mu nekk loo xamante ne ni remplir nga conditions yi pour am grâce moi je pense que loolu amul benn problème waaw. j'espère que ren ji grâce bi du am coow de daaw de gisoon nañ fi moom si liste grâce yi daal. am na coow daal gu si juddu woon ba njiitu réew mi ba am tamit coow li bëri woon na lool. daañu si ñëwaat ci kanam allo am na ku nekk si ligne bi allo allo. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo. ñu ngi leen di ziar. dolli ziar. di leen ndokkal bu baax si émission bi di nuyu madame Tra. alhamdulilah. maa ngi tudd Oustaz Ibrahima Cissé. bismillah foo ñuy woowee. maa ngi lay woowee Malika. Malika bismillah. waaw surtout di féliciter gouvernement bi si grâce bi mu def. parce que leen soit dafa wax ne soo teggilee jullit ay njàqare rek yàlla teggil la say njàqare. kon am nañ yaakaar si grâce bi yàlla dana teggil Sénégal njàqare yi fi nekk yépp. beneen bi li may ñaan rek mooy ñu fexe def ay comité di visite nit ñi parce que doomu aadama dafa dëgër bopp. te suñ bëggee xaar nit ñi si hôpital yi ñuy ñëw wala ñu leen di quarantaine bi ñoom dama bëggoon fekkee mat kàttan bi mën na ko ñu wàcc si chef si koñ yi nga xam ne cas yi feeñ na fa ñu leen di dépistage di leen seet kenn par kenn parce que doon na gën a dimbali askan wi. waaye suñ toogee di rek wala ñu xaar cas am si benn koñ ñu dem fa affaire bi mën na gën a compliqué fekkee daal militaires yeeg ak gouvernement bi war na jël matuwaay yoo xam ne daal bu kii bi am rek ñu wàcc fa di tàmbali seet askan wi quartier par quartier loolu daal maa ngi doon ñaan si yow mën a nekk. di ñaanal yàlla tawfeex di ñaanal madame yàlla may ko wér. amiin yàlla taxaw ko gën ko yokkal ko. jërëjëf merci beaucoup ñoo ko déggandoo de. waaw. mais El Hadj Malick amoon naa tuuti beneen question du question sax benn réponse par rapport ak. auditeur téléspectateur bi jiitu. ki mujj nii bismillah xam nga mu ngi wax ne ci chambre criminelle yi bu dee ñooñu ñu bàyyi ndax bokk nañ ci grâce bi mooy wax ne bokk nañ ci lu tax c'est pas parce que comme ñi chambre criminelle condamné même bu leen bàyyiwulee am nañ ci walla. par exemple mën nañ la tëj 10 ans nga am remise partielle de peine ñu wàññil la 2 ans jox la 8 ans wala ñu wàññil la 5 ans may la nga dese 5 ans. yeneen ñi aussi ñi nga xam ne dañ leen di condamner à perpétuité dañ leen di defal commutation de peine léegi ñu am 20 ans donc ñoom ci la ñu bokk. génnuñu ci grâce bi. alors c'est pas parce que ñibbiwuñu rek non mais ñu ngi ci parce que ku ñu tëj à perpétuité ñu wàññil la léegi tëj la 20 ans bénéficier wu nga ci léegi 20 ans yooyu maintenant loolu si ngay dem ba mën a bénéficier wu ci libération conditionnelle. foofu lay ñëwee. leer na voilà allo allo allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam bismillah.
bi ziare nañ la. dolli ziar. daal maa ngi seetaan émission bi nii. waaw yaay en direct waaye daal fi ne nii. man daal ndaw si daal laay ñaanal daal mu parce que nga ni soo yoree ay nit yoo xam dañoo jafe. da ngay teey te gis naa teey ci moom. gis naa teey ci moom yàlla na ko defal sutura yokk garaatam. amiin parce que ay nit soo leen yoree ñu jaaxle soo teeyee ci seen kanam rek danañ xam ne li leen dugal fii erreur la te buñ génnee dootuñu ko defatee. vraiment man moom loolu rek laa doon participer ci kii bi yàlla na ko suñ borom yokkal garaatam te yàlla may ko mu muñ loolu xam ne ñi ko yàlla ñii dañoo nekk ci tolof rek ba ñëw ci ay loxoom. jërëjëf. waaw loolu daal laa amoon lu ma doon participer. jërëjëf dafa mel ne dafa bokk seen formation de. tey beeg yooyu bokk na si de. waaw El Hadj Malick foog mu bokk ci xam nga li tax dénkaane dafa fort. xoolal contexte bi ñëpp a jaaxle. dëgg la mu nekk loo xamante ñëpp la jaaxal àdduna bi yëpp. donc ñun lu ñu war mooy dal ànd ak ñoom parce que macha allah wax naa la ko sax ñoom dal nañu nangul ñu mesures yi ñun mënuñu lu dul defal leen li leen manqué woon. dafa metti de dafa metti na trop. waaw xam nga foog ñu kii ko déjà yow ñun suñu ne plat yi duggul warul jóge ci biti kon plat yi ci biir nag dafa war a dàq nag yi ci biti te ci loolu la ñuy dox. dëgg la am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo. asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi ñu ngi ziar. dolli ziar. naka coono yi. alhamdulilah. maa ngi rafetlu seen. allo. wala wi ma ne maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. vraiment kontaan nañ lool. jërëjëf. di wax ne itam grâce bi président def ñu ngi koy rafetlu. allo. waaw yow rek nañu déglu ñu lay déglu bu baax. waaw ma ne grâce bi président def vraiment ñu ngi koy rafetlu. li ku nekk xam ne fu mu toll tey ñëpp tiit. vraiment mu jël décision def lii rafet na. léegi ñun lu ñuy ñaan rek moo di ne ak lu may ñaan ko fekk muy commissaire de pénitentiaire xaw ma ma koy laaj ndax ki nga xam ne moom atteegun ko ndax mën naa bénéficier grâce bi wala du bénéficier aussi grâce kon atteegut boo xam ne taxawagut baar ndax dana bénéficier aussi si jugement bi ak présidentiel wala ak président ndax avril bii di ñëw comme 4 avril de chaque année ndax dana def grâce beneen grâce bu gën a ëpp lii. jërëjëf pour enrayer pour gën danger bi merci infiniment kontaan nan bu baax Amadou Thiam laa tudd ah. jërëjëf Amadou bismillah. jërëjëf El Hadj Malick li mu laaj bu njëkk bi mooy ndax ku ñu atteegul mën na am grâce non kooku mënul am grâce ki koy am mooy ki ñu condamné définitivement waaw kooku moo mën a am grâce mais ku ñu atteegul moom mënul am grâce. laajaat na aussi beneen laaj. nee na ndax président de la république lu mu génne dem. mu gracier 2036 détenus. ndax day amaat beneen fii la 4 avril wala bii ak boobu ñoo yem bi daan am 4 avril veille 4 avril. waaw bii moo waroon a génn 4 avril. mu nekk mesure exceptionnelle ñu anticiper ko def ko bii mais nag président de la république son excellence moom grâce. waaw te ñun moom comme on dit ay ndaw lañu donc luñ ñu digal loolu la ñuy def. mais pour le moment daal ñun jàpp nañ ne grâce bi waroon génn avril. moo génn moment yi contexte bi moo ko laaj contexte bi waaw léegi li ci des nag yaakaar naa mën nañu xaar ba àgg ca rek. incha allah luñ ci am rek ñu xam ne luñ ci gis rek ñu xam ne noonu la ko kilifa yi tëralee. incha allah allo allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. nuyu naa commandant bi. lieutenant madame Traoré Mariam Ba. Mariam Ba. Seydou Ba Ba Pullo. mu lay dégg bismillah. maa ngi la laajte kii. chambre 11 bu ñu wax ni chambre 11 chambre 12. li nga xam ni dañuy tàncaloon nit ñi foofu plus de 100 wala 70 personnes. kooku mbar wàññi nañ ko comme que dañuy wax ni nit ñi nañu sorante. rassemblement bi daal rassemblement chambre bu ñu wax ni dañuy tànc. plus de 60 wala 100 personnes. loolu laa ko doon laajte parce que lu ma bëggoon laajte yëpp ñi ma jiitu laaj nañ ko ba pare. leer na jërëjëf ñu am kon. 5 ans yooyu ndax bokk nañ ci loolu la am na ku jëkk laajte. c'est bon moom Tidiane Thiel moo leen ko waxal yéen Tidiane Thiel merci. jërëjëf. dafa mel ne chambre 11 moo ko soxal de. waaw nee na wala 12. wala 12. waaw dégg naa ko bu baax. waaw te dafa mel ne dafa bokk ci chambre yi nga xamante ni. détenu yi dañu fay bëre. waaw dafa
wax naa la ko sànq xam nga El Hadj Malick du nekk lu ñuy nëbb ñun nangu nañ ne surpopulation am na naam surpopulation carcérale. waaw carcérale maanaam kaso yi am na kaso yu fees naam mais il faut ñu reconnaître aussi que ne ñu ngi ciy liggéey lenn li mooy lan gis nga Rebeuss contexte bi moo tax ni mais saa su nekk semaine bu nekk dañuy def transfèrement saa yu ñu amee ñu àtte dañuy def transfèrement ba vers les parce que Rebeuss mooy jox yeneen prison yi loolu ñu ngi koy respecté Rebeuss également yokk nañ ay chambre yoo xam ne ci kaw lañ ko tabax. waaw doguma la transfèrement jëm fan exactement. ci yeneen ñi ñu condamné. fu mel ni Sébikotane. Kaolack wala feneen wala Diourbel ci yeneen prison yi. waaw wala yeneen comme camp parce que Koutal am na camp pénal foofu aussi dañ fay yóbbu longue peine yi. am na loo doon expliqué nga ni ci kaw yokk nañ. ci kaw yokk nañ fa ay nekk loolu la. loolu en yàggul de. ci 2019 bi yokk nañ ay nekk ci kaw ak 2018 bi yëpp. kon 2019 2020 bi. yokk ngeen ay néeg te tamit. 2019 2018 bi. waaw te tamit ren yokkaguñu. te tamit détenu yi aussi yokk nañ lu ñu doon am ndax 2012 ñu doon am 450. léegi 2012 ñuy am 1152. waaw francs allo am na ku nekk si ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw dama bëggoon participer si émission bi. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw sëñ bi maa ngi ziar bu baax. dolli ziar. di remercier lieutenant Marème Ba moomu ngeen di invité. di ko encourager. parce que actuellement seen situation bi ñu nekk difficile na torop. xam na man la madame Fall. ci corps bi laa bokk. ci corps bi nga bokk parce que administration pénitentiaire dafa nekk loo xam ne kumpa la ci réew mi. kumpa actuellement ak situation bi fi mu toll xam naa ñun ñu lu nekk ñu ngi koy poser ay questions pour xam. exact. père de famille yi ak mère de famille yi problème yi ñuy am ci seen kër yi agent administration pénitentiaire yi problème yooyu la ñuy am parce que ñoo c'est une famille ñoo bokk lépp da ngay xool présentement presque garde yi wàccatuñu sax donc ci détenu yi la ñuy gën a nekk. te yow tamit ci corps bi nga bokk. waaw ci laa bokk moom xam na ma. yow na ngay dundee situation bi nag. waaw enfin man sax dama nekkuma actuellement ci prison yi dañ ma détaché. mais xam naa li fa nekk ndax def naa plus de 20 ans de service xam naa garde yi actuellement ci situation bi nekk ak li ñuy dund donc nit ñi lu ñu ku leen mënul remercier fi mu nekk nii ñaanal leen ñoom tam ñu am wér ak kàttan parce que ñu ngi xalaat seen kër yi ñu ngi xalaat aussi parce que détenu yi fi actuellement si ñoom rek la ñu wéeru ñoom rek lañu gis si ñoom la ñu yaakaar te garde bu xëy tam boo kii da ngay xëy ngay ñaan yàlla détenu yi dara bañ leen a jot ñu nekk ci jàmm nekk salaam nekk ci condition yu baax waaw donc émission bi man dama koy rafetlu parce que am na yu bëri kaso yi ñun ñu comprendre ko parce que ñun ñu gis nañ garde yi ñuy sol seen tenue di dem di ñëw xam ñu lu ñuy dund ak détenu yi mais lii dafay wane ne jàmm ak salaam ak rek moo am diggante détenu yi ak garde yi c'est une famille en quelque sorte actuellement ñuy wax xataay yeeg yi mais loolu yëpp li am ci kër yi rek moo am ci prison yi même chose la prison yi c'est ay kër la te yow te garde yi ñooy père de famille ñooy mère de famille dans les prisons donc leen Sénégal yëpp ñaanal dimbali leen ñu réussir ci mission bi ñu nekk nii. merci beaucoup nii dans les prisons. merci. voilà loolu rek laa amoon moom. wax bi am na solo de. waaw li mu wax am na solo soo ko dégloo sax nga xam ni kii yaramam daw na. waaw am na solo. xam nga dama jëkk a remercier pensionnaires yi mooy détenus yi parce que man pensionnaire la am habitude di leen tuddee remercier famille yi dama balaa ñu doon jeexal également dinaa remercier personnel bi parce que doolee jën ndox tey liggéey bi nu ñu koy waxee man maa ngi fii tey mais boo demee ñoom ñoo ne ci prison yi ñoom ñoo jànkonte ak yenn difficulté c'est-à-dire ñoom ñoo nekk en tout cas liggéey bi yëpp ñoom ñoo koy def muy agent yi parce que ñoom ñoo téye prison yi tey parce que ñoom ñoo nekk ak détenus ñoo leen gën a jege am na ci ay jigéen am na ci ay góor comme on dit père de famille mère de famille ak yëpp mais dañu bàyyi lépp pour la bonne cause. mais seen liggéey doguma la xam naa bëri na pression ak stress de. non am na stress comme partout rek. mais xam nga am nañ ci formation boo xamante ne nii dañ ko xam nga da nga ne yow da nga ñëw waaw da nga ñëw pour liggéey ci kaso lii lay àndal donc loolu faaw nga accepter ko te jusque là macha allah wax naa la ko sànq Sénégal lañ nekk yàlla mu ngi ñuy suturaal tey jii di nga gis détenu yoo xam ne dañuy tuddee doom ay agent donc c'est comme une famille soo demee tey ci biir xam ne leen tëj kaso ba ñu génn ñu tuddee leen doom. oui mun na nekk góor jabaram nekk ci biti bu amee doom mu tuddee ko parce que loolu relation jàmm ak salaam rek moo ko lal côté social bi daf ci am solo. des fois sax doole ñu boo ñëwee sax mun nga ñu bañ a xàmme tey jii boo ñëwoon lu mel ni 8 mars
nga ñëw MAF wala Rufisque wala ci yeneen prison yi ni ñu koy defee jigéen ñi civilu garde yi ak détenu yow doo xàmmee kenn am na nu muy demee bu dul tenue bi doo xàmmee kenn donc am na solo waaw dëkkuwaay boobu macha allah. effectivement am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo oui asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. alhamdulilah. yéen a ngi si jàmm. alhamdulilah. ok maa ngi nuyu seen boobu toog. bismillah. ok doon leen benn question quoi ndax nu mu tudd prisonniers yi kuñ ci jot a libéré quoi léegi nu muy demee ñoom ñoo lay yóbbu ba sa kër et consort wala dañ leen ñu dem. wala da leen di jëlal taxi wala da leen bàyyi ñu dem. waaw moyen de transport buñ la di yóbbu ndax nga xam ndax dañu libéré noonu prison ñu dem ou bien ñoom ñoo lay yóbbu ba sa kër noonu. foo ñu woowee. man maa ngi doowee Grand Yoff. merci beaucoup. ok madame Traoré bismillah. merci beaucoup li mu laaj am na solo trop. suñu kilifa suñu DAP xalaat na ci loolu parce que démb ci ngoon rek bi muy xaar grâce bi joxe na ay instructions yu claires wax naa la ko sànq ne am na ay services socio-éducatifs donc kenn ku nekk ku war a ñibbi su nekkee ne amul paas kooku loolu c'est automatique directeur de prison bi dina la jox paas ba pare su nekkee ku war a voyager aussi dinañ fexe ba en tout cas IRAB bi wala directeur de prison bi mu am une autorisation administrative pour nit ki mën a tukki jóge fi mu bu dee fi mu nekk du localité bi mu dem këram en tout cas ñibbi sans mu am problème parce que comme dañuy teree dëkk ak dëkk aussi ñoom bu ñu leen libéré seen famille rek la ñu mun a dem donc mun nañ leen defal autorisation administrative ñu dem ñibbi seen kër waaw ñaax nañ leen également non seulement dina leen jox paas ñu mais ñaan lañ leen tamit kenn ku ci nekk ñu gracier soo génnee nga dem toog sa kër en tout cas bu dee sa liggéey nga doon def nga continuer ko tranquillement respecter liñ la wax ba nga xam ne doo dellu si waat loolu yëpp démb colonel bi wax na ci te ñoom ba ñuy génn aussi saytu ngeen seen wér-gu-yaram bu baax a baax ba ñuy génn ñoom ñëpp waaw parce que ku ciy génn war a ñibbi te dara jotul la da ngay dem même bu la dara jotee fekk nekkul ak contexte bi da nga am un dossier médical dañ la koy jébbal nga dem continuer sa suivi bu la neexee loolu day am parce que même ci gracier yi am na ay li ñuy wax les grands malades ñi nga xam ne dañu feebar dañ leen di gracier ñu ñibbi seen kër loolu day am loolu leer na allo allo waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi koy sëñ ziar na baax dolli ziar alhamdulilah allo waaw kay émission bi moom la ñu rafetlu alhamdulilah foo ñu woowee waaw man maa lay woowee diwaanu Diourbel allo foo ñu woowee maa ngi lay diwaanu Diourbel Diourbel bismillah waaw maa ngi rafetlu émission bi trop di wax ne am na solo lool macha allah xëy na poste bu ma bëggoon a laaj juru yu dugg léegi laaj na ko mooy comme prisonniers yi bu ñu leen bàyyee nañu def ba dem seen kër seen moyen de transport leneen di def nag mooy di rafetlu seen liggéey di si am kontaante lool di leen ñaan it ñoom seen jëmee bopp it ñu gën a dolli tuuti yërmande xam ne prison ku baax na fa dugg ku bon it na fa dugg ndax des fois njuumte dugal fa nit waaye lépp daal ñu am kontaan si ñoom bu baax ak mbégte di leen ñaan nag maanaam lii ñu def fan yii nii muy sécurité boobu bu demee ba lii jàll it ñu leen di ñaan ñu continuer ko ndax baax na lool ndax léegi man de mos naa ne la te xam naa ne sama morom mi noonu loolu daal laa doon wax di jégalu waat bu baax di leen jaajëfal bu baax di am kontaan ak mbégte lool. jërëjëf merci beaucoup. ñoo ko dégg noonu waxam gi am na solo. am na solo aussi yam doon wax ñi génn kaso. suñu amul paas da nga leen di jox paas. li am na aussi beneen laaj moo doon waaj a laaj mais am na ku nekk si lim bi. ñu jël ko ñëwaat si allo. ok asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. alhamdulilah. alhamdulilah émission bi laa soxloon bi daw ci. yaa ngi en direct yaa ngi en direct si ITV. bismillah. waaw dama bëggoon a participer ci émission. bismillah. sëñ bi na ngeen def. alhamdulilah. sant yàlla na maa ngi lay nuyu di nuyu soxna si. di leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yëpp. amiin amiin. dëgg la waaw. léegi dama bëggoon a participer tuuti ci émission bi rek. bismillah yow rek nañuy déglu. suñu takk der yi ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp di leen di jërëjëfal. da ngay wàññi son bi. waaw. bismillah bismillah. waaw suñu takk der yi ñu ñaanal ñoom di leen di jërëjëfal lu bëree bëri. léegi man dafa am benn gis-gis bu ma gisoon tuuti ak benn xalaat muy maanaam problème mu Rebeuss ak kii bi ñu bouché. lenn man dama gis ne moo ko waral Sénégal
fan yi yàlla wan nañu boppam muy lan problème mu feebar bi kenn ku nekk fu mu toll nii talatul kenn lu dul boppam borom alal yi ñu bëri ñu ngi génnee li ñu am di ko def don pour dimbale néew di doole yi gannaaw bu feebar bi jàllee dañoo waroon a def lenn fexe Sénégal capital bu ko defee Dakar xat gim xat dañ loolu mooy développer suñu réew mi bu ko defee bu boobaa suñ takk der yi ñu fexe ñu amaat yeneen prison yu mag ci région yi fexe leen faa yóbbu sécurité bi gën a mën a doy couvre-feu bi ñuy doxal tamit suñ ko mënoon a continuer gannaaw bu feebar bi jàllee léeg-léeg 2 semaines yi nekk ñu def ko fan wala ñaari fan dina gën a dimbalati suñu sécurité bi ndaxte temps yi boo seetloo 4x4 yi nga daan dégloo détournement yeeg yëpp dafa wàññiku réew dañu seet li koy jëmale kanam ñu jàpp ci ñun ñett muy population bi surtout ñi ci kaw nekk ci état bi ñooñu mën a dimbale ñooñu fexe deuxième capitale am ci réew mi ñu fexe am prison yu mag ci région yi liñ jallu Dakar ñu génne ko tey feebar boo seetloo li ko métti yëpp Dakar lay gën a métti bousement bi mi ngi Dakar. jërëjëf. jërëjëf am na keneen ku nekk si ligne bi ñu may ñeneen ñi aussi ñu dugg allo 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 allo. allo waa sëñ bi nuyu ziar bu baax. dolli ziar. ak Gaza ñuy rafetlu émission bi. alhamdulilah jërëjëf. allo. allo waaw. xool buy déglu si télé bi wàññil son télé bi ñu lay dégg bu baax a baax. dëgg la waaw. da nga bëggoon participer bismillah. dama bëgg participer émission am lu ma laaj tuuti rek. waaw yow rek nañuy déglu. waaw li may laaj moom. ñi nga xam ne ngeen seet ci kaso yi. li ma doon laaj mooy maanaam ñoom dañuy am priorité seen soxna yi ñëw foofu di leen fa seet wala loolu dañ koy interdit wala lan. dégg nga lu mu laaj. waaw loolu daal laaj bi am. ok jërëjëf bisimilah. dégg naa ko nee na ndax famille yi ñu ngi ñëw di leen seet. loolu la laajte waaw dafa mel ni loolu waxoon nañu ko de. waaw waxoon nañ ko. waaw mën nga ko leeral rek. waaw sëñ bi pour fàttali rek situation bi ni mu toll nii liñ mesures yi ñi ñëpp jël rek ñun tam moom la ñuy jël. parce que aussi foog ñu aar leen aar suñu bopp. visite amatul. waaw visite amatul donc dañ ko arrêté provisoirement waaw ba nouvel ordre comme on dit. à la place moom téléphone moo fa ne. waaw téléphone moo fa ne mais il faut aussi ñu signaler lu am solo aussi. que ne visite yooyu détenu yi rek interdiction bi maanaam suspension bi du moins pour le moment détenu yi rek la concerné mais avocat yi kenn terewlu leen ñu ñëw seet seen client. parce que aussi avocat bu si bëgg mën nga ñëw. si prison yi seet sa client avocat. am na sa client du moins waaw allo am na ku nekk si ligne bi. waaw na def mbaa jàmm yendu. alhamdulilah bisimilah. waaw yàlla dolli na jàmm barke Seydina Muhammad. amin jërëjëf. maa ngi wootee Mboro diis ma tudd Cheikh Sow. bisimilah. kooki toog foofu di xolam rafetlu nañ ko. allo yow rek nañuy déglu. waaw ma ne ñoo ngi sant di gërëm kooki li ngeen di waxtaane macha allah am nañ ci mbégte kontaan lool. jërëjëf. waaye kenn ku nekk la nga def ba dem prison. da nga koo war a bàyyi boo génnee nga xam ne yàlla rek kay bu nga teg loolee ci suuf ndax ba nga fa nekkee léegi da say bokk ne la watuñu lekk suñu naaratuñ ngir yow. waaye boo génnee da ngaa war a toog bañ a dellu ci la nga dellu woon. walaay yam yal na yàlla dolli. amiin naam xam nga tegg ñu feebar bi ci réew mi. amiin li mu wax am na solo de. te mel na sànq sax aussi junj nga ko. maanaam ñuy génn. nañu toog. bañ a def. lu leen di yóbbuwaat kaso. effectivement mooy sensibilisation bi rek parce que loolu dafa bokk ci suñu mission ñun ñaari mission la ñu am bu passé wàllu sécurité dañu am aussi wàllu réinsertion sociale. Non seulement balaa ngay génn dinañ am lu ñu def booy génn également dinañ la ñaax via le service social bi ma lay expliquer ñu ñaax leen sensibiliser leen ba nga xamante ne nii duñu li ñu defoon en tout cas mu nekk rëccu ñu bañ a ñëwaat waaw. am na ku nekk ci ligne bi allo allo. allo. salaamaaleykum. aleykum salaam. xale bi na ngeen def. alhamdulilah. na koy tey. alhamdulilah. maa ngi rafetlu émission yi bu baax di nuyu toog. jërëjëf. waaw vraiment ñoo ngi encouragé homme de tenue yëpp vraiment. waaw wax dëgg yàlla nañ ñaan daal mooy ñi nga xamante ni président lu mu rafetlu nañ bu baax. grâce. waaye ñi nga xamante ne tamit daloon nañ ba ñu gradé nañ commencé ko toll ni buñ ko dellu. ndax ñu toll ni am na ñoo xam ne que seen nekkit ci biir. balaa suba wala ginnaaw suba dañuy def lu war la delluwaat ko te dañuy xam foofu rek donc loolu
lañ koy naan li nga xamante ne wax dëgg dañoo def bi infrastructure bu allo. allo am na keneen ku nekk si ligne bi bisimilah allo. waaw. allo. allo waaw. wàññi sa télé bi wàññi sa télé bi su ko defee déggin bi gën a jàppandi. allo mën nga wax directement si téléphone bi te nga wàññi télé bi. allo waaw na nga def. waaw alhamdulilah. ça va ci loolu nag. alhamdulilah ñu ngi lay déglu. waaw mais affaire garage bi gars yi dañoo wax affaire garage bi 2000 la ñu bàyyi mais man tey la ci affaire bokkoon tey. dégguñ la de allo. ma ne affaire garage bi. waaw. waaw 2000 la ñu wax la ñu bàyyi ci affaire garage bi. waaw 2036. waaw 2036. te man ci affaire garage bi ci laa bokk quoi mais maanaam li am kaso Mbour dafa jéggi dayoo. dafa jéggi dayoo. lan moo fa am nga ni. 16 personnes lañ ci bàyyi ñu ngi si duus yi la ñuy fanaan kaso bi dafa fees del maara day taal yaa ngi dégg te nekkul maanaam kaso parce que kaso nekkul maanaam ku dugg kaso rek da ngaa bon wala da ngaa def Mbour nga wax Mbour kaso am na ñoo xamante ne maanaam tey dañ leen tooñ dugal leen kaso am na ñoo xamante ne dañoo bon seen bonum bopp ñu def mais kaso dafa am lu ko tax a jóg ñoo xamante ne tey maanaam suñu génne ci kaso xalaatuñu yàlla tegaat seen tànk mais war nañu xoolaat yërëm détenu yi ay doomu aadama lañ comme nit ñi ñu yërëm leen nit bu demee bay fanaan ci duus ëpp na. waaw dégg na la dina si indi ay tontu léegi dégg na la dina si indi ay tontu léegi. voilà. madame Traoré. waaw dégg nga lu mu wax de. El Hadj Malick maa ngi koy dégg mu ne prison Mbour la. waaw. mu ne ñaata lañ fa bàyyi. moom su waxul 16 xaw ma. waaw xam nga ak juróom-benn la wax de te nee na foofu détenu. waaw dégg naa ko waaw nee na dafa fees non dégg naa ko bu baax. foofu day wax ne am na surpopulation xam nga wax naa la ko ñun weddiwu ñu ne am na surpopulation mais jéego yu ñuy def aussi te yéen def seen kéemtalaay kàttan. voilà ngir surpopulation bi daal mën a wàññeeku bu baax. waaw noonu si loolu moom ñu ngi ciy dox bu baax a baax. parce que ñooñu nekk Mbour tey su nekkee prévenu yi ñoo ëpp également condamné yi loolu mën na indi surpopulation. donc il faut ñu xaar comme ni chambre criminelle yi di amee régulièrement suñ leen attee ñu mën leen a transférer donc loolu moo indi surpopulation boobu su prévenu yi ëppee condamné yi loolu day tax kaso bi du bouger à ce point loolu moo indi surpopulation boobu pour Mbour voilà ñu ngi siy xaar suñu tànk tubéy bu baax te wàllu justice également ñoom ñu ngi tenir ay chambre en tout cas criminelle régulièrement ay sessions parce que prison Mbour lay wax donc prévenu yi ñoo ëpp condamné yi waaw ñoo ëpp condamné yi waaw boog yaa ngi statistique yi noonu loolu la. ok donc prévenu yi ñoo ëpp condamné yi. waaw ok am na ku nekk si ligne bi allo waaw ñu jël suñu téléspectateur bu mujj rek allo. waaw sëñ bi na ngeen def. waaw bisimilah waxtu wi léegi mu jot soo mënee gàttal rek bisimilah. dama doon laaj femme boobu toog foofu noonu ndax libération bi ndax ñi nga xam ne àtte guñ jël ndax dañ ciy bokk wala. waaw jërëjëf dégg na la sànq daf mel ne tontu woo. waaw ñooñu mënaguñ ci bokk ci grâce donc ñoom yeneen mesure la ñuy am peut-être ay libération ak liberté provisoire wala yooyu. mais pour le moment ku ñu àttewul moom mënoo am grâce. alors foog ñu condamné grâce discipline si la bokk. grâce waaw maanaam détenu bi nekk si kaso bi. aussi day am li nga xamante ni. nekkinam. ak tamit comportement wu. loolu si la bokk. waaw si libération conditionnelle aussi. nekk na loolu aussi lu am loo xam ne. ci libération conditionnelle xam nga ñaar la dafa am grâce am libération conditionnelle libération conditionnelle bi sànq wax naa la ko dafa am une commission buy réunir te suñuy réunir dafa am critère yu ñuy xool il faut que détenu bi yaru il faut mu wone ay gaz yoo xamante ne kii mën na wan na ne sérieux yoo xam ne kii kat mën na amandé wu donc day yaru wane ne kii suñ ko bàyyee dootul ñëwaat ay pour ne daal mën na réadapté waat ci société bi comme il se doit ñu joxe suñu avis ak JAB bi ci réunion bi après jébbal ko ministre de la justice. avis favorable waaw. su nekkee yaru na. madame Traoré man lay gërëm bu baax di la sant. maa ngi lay fay élagement. effectivement ma fàttali ni madame Traoré Mariam Ba nekk tamit contrôleur nekk chef du service de la communication bu direction de l' administration pénitentiaire di DAP moom nañ doon dalal ci émission kennu askan wi ñu doon waxtaanee tamit grâce yi nga xamante ni 2036 détenus
nga xamante ni président de la république gracié na leen dem ñu lay gërëm bu baax di la sant sa kàddu man maa leen di gërëm El Hadj Malick ci opportunité bi ngeen ñu may ñu waxtaan ak askan wi dalal xelu famille yi ci nekkin bi ñu nekkee actuellement ak contexte bi am nii di ñaan yàlla na ko yàlla jeexal ci jàmm ak salaam yàlla aar parce que jusque là on touche du bois prison yi macha allah amaguñ ci benn cas boo xam ne vraiment lu suspect la wala lu ñuy jaaxal ñu ci ñaan yàlla na sax di gërëm suñu colonel bi ñu yebal fii tey di gërëm personnel bi Jean Bertrand waaw le colonel Jean Bertrand Bokandé waaw di ko gërëm bu baax di gërëm tout le personnel en tout cas ak parents détenus yi di jiital nag gërëm gi détenus yi ba pare tekki seen parents ak personnel bi ak ñëpp di wax ne daal ñoo ngi góorgóorlu bu baax daal ba nga xam ne mesures yi ñu teg daan ko respecté à la lettre bon pour que daal ñu mun ci mucc daal ñëpp mun ci mucc. Jean Bertrand Bokandé ñu ngi koy gërëm di ko nuyu au passage mbokk téléspectateurs yi ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jox dig daje altine juróomi waxtu fii ci ITV.